jàngeen jëf candi bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi aslo li gën a fës bokk na ci ni bis ni tey la woon ci atum 1997 ñaar fukk ak ñeenti at boobaak léegi maam Abdoul Aziz Sy Dabakh génn àdduna Sénégal du ko fàtte mukk ay kàddoom des na fi ak it fàttalikoom saa su ne Sénégal xel dem ci moom saa yu bët xonqe daañu ci ñëw ak Pape Alioune Sarr ci biir xabaar yi ci nu gën a yàttoom doon ci bokk itam jiitu réew Sénégal président Macky Sall war a dalloo ji hôpital Cheikh Ahmadou Bamba ca Touba ña ngi ko samp ca Darou Karim ay at boobaak léegi liggéey ba daañu ko inauguré samedi bi incha allah xalifa ba ni nanu ko teeru lépp ci ak dal moom président Macky Sall daañu ci ñëw ak góor ak loo ca biir Touba ca na mu gën a yaatoo jamono ji seet nanu ko lu bari ci mbeddi Ndakaaru yi daanaka ña ngi koy gis ni ay alkaati fay taxaw waaye tam dañ ci ñëw lu ko jiitu fekk na màggal Touba geeg wàllum dund gi ñu gis ni njëg yi yokk na ñenn tam doon jox ni ak màggal lañ ci soxlaw du ñàkk mu am manquement ci wàllum njëgu yi ñu jëfandikoo banque bi dénk njënd meeg njaay mi baana gi ni lépp dana tegu ci yoon bàyyi nañ ci xel bu baax dara du manqué daañu ci ànd ak kii di sëñ Diallo min dénk wàllu guni mel danañ ci bokk itam wàllum kaaraange ci biir mbedd Ndakaaru yi fi ñu toll daanaka ci benn ruq-ruqaan yooyu jaar alkaati gendarmerie wala police nekk fa monte lu xew kaaraange mu leen tax a jóg jëmbul askan wi nii waaw lu baax la waaye nag léegi njëdes na xam bi daañu ci ànd ak gëstu soxna Aïssatou Kane nis kiis faram-fàcce gi gërëm leen ci bi ak ñun bis ni tey la woon ci fukki fan ak ñeent septembre ci atum 1997 ba tey jii fukki fan ak ñeent septembre atum 2021 boo ko xaymaam ñaar fukk ak ñeenti at boobaak léegi maam Dabakh làq sunuy gët waaye jëfam def na fi ba léegi ay bandam ñu ngi koy wéy di teg saa yu bët xongee xel dem ci moom la mu daan wax ak di soññi ak it Sénégal mas koo jaxal lu ci neem jëmu jooje tey Sénégal di ko fàttaliku ñëwaat ci jaar-jaaram ak moo doon kan fàttali ko ndaw ñi ànd ci ak Alioune Sarr hiya taybatun taabat li tibi usuliha wa madinatan rabbu sama sammaha batam da doon tàppe xol yi sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh dafa nekkoon nitu diine boo xam ne si jàmm la jëloon def ko yoonam si diir dundam nit ku sell farul fenn fu dul fu dëgg féete moo doon boole musula féewali jafe ngir mu far si benn pàcc lu ko soxaloon mooy yoonu dëgg. ñun ñëpp ñu nekk benn parti nekk benn di bokk di waxtaan ci lu jëm ci Sénégal te bañ a jëm ci intérêt personnel. te bu askan wi tàmbali di réer ci ay xeex wala bendanti moom mii moo doon taxaw ngir woon leen fu ñu war a jaar sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh jege woon lool askan wi jege tamit kii di borom bi mu xarañoon lool si jàngale bu ko mosoon dégg daal di xam lu mu bëgg a wax mi ngi gane si àdduna si atum 1904 bis bi sax la ñu ubbee juma bu mag bi nekkoon Tiwaawoon lii di fi ne ni Dabakh nit ku yéene woon mu nekk ñeenteelu doom li El Hadji Malick Sy Serigne Adi Touré daal di koy jàngal alxuraan si Fass bu nekkoon alxuraan nekkoon wéetulukaayam lu muy dégle mu monsieur dox kàddoom da doon yeete wala sax di yar te tuñ politique bi di ko dégg bu baax su fekkee lu askan bi yëpp bokk dañu ko nar a salfani su ñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet lan lay jural Abdou Diouf ci digganteem ak peuple ak lu mu leen di jural amaam Allah ëllëg. Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh joxoon loxo ñëpp bàyyiwul kenn doon dox si tànk boole këru diini yi si Sénégal moom mi sax moo ni man amuma noon si Sénégal yi tax mu nekk ku kenn dul fàtte si 14 septembre 1997 si la génnee àdduna askan wi daal di jaaxle alam bi di ko woon yi mu nekk bis bu kenn dul fàtte ñaar fukki at ak ñeent ginnaaw lu ñu mel moom muy wëy ba léegi di jàngale. jërëjëf Pape Alioune Sarr moo doon fàttali kan moo doon maam Dabakh ci jaar-jaar ba incha allah tey jii sax ci TVM dana am waxtaan yi am solo yu leen jagleel daanaka dañuy gontoo fàttali ku jëm ju dem ci kam tuuti la doon documentaire moo ci jiitu boole ci ak benn plateau spécial lépp ci TV ngir fàttalikum
maam Abdoul Aziz Sy Dabakh kaneen ku Sénégal di fàttaliku ci langue politique Djibo Leyti Ka socialiste boobu itam bis tey la woon ci atum 1900 wala sax ci atum 2017 gi kon mu génn àdduna ba léegi itam fàttaliku mënta ñàkk ay natangoom ci wàllum politique ni xeexkat la woon ngir Sénégal ñëwaat ci moo doon kan ak Assane Top. gaynaago bi ay nagam ñu ngi mujj jofee ji ci njombaxtaluk nguur gi mu nekk koo xamante ni dundam yéeme na lool ndax it naka toom fu nekk la dal di yegg moo ne day dundul lu romb juróom benn fukki at ak juróom-ñeent Djibo Leyti Ka doomu Carñi gi réewum Sénégal liggéeyal na ko ginnaaw am njàngam mi nga xamante ni mi ngi ko jeexale ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mi ngi njëkk a takk ay ndombay tànk ci jamono Léopold Sédar Senghor liggéey nag tamit ki fi nekkoon njiitu réew mi doon Abdou Diouf dénkoon nag ay ndombay tànk ga ca njëkk mi ngi ci wutu woon nijaayam di Daoud Sow ginnaaw gi tamit nekkoon na ci Moustapha Niass juróomi at dal di cay topp ñu dénk ko lépp loo xamante ni moo jëm ci wàllu plan ak opération mi ngi yema woon nag atum 1990 pël bu rafet la ñu ko doon dàkkantal wàllu njàng mekk njàngale mi dénkoon nañ ko ci réewum Sénégal mu doxaloon ci lu am solo laata nag muy jeexal ab liggéeyam ci kilifteefuk lépp lu jëm ci wàllu ko jawdin ca mujj mi ngi doon jawdi yi nga xamante ni la ñu dénk wàllu ko bitim réew pël bu rafet noonee lañ ko doon dàkkantali ndax it nag nekkoon na koo xamante ni li ko amoon gëdd la ci wàllu ko kaddu waaye tamit col ko ga ak lonet yi nga xamante daal na ko takk taxoon na ku mu romb rek nga dal di koy bàyyi xel pël bu rafet Djibo Leyti Ka doomu Carñi gi nekk na koo xamante ni li dem na bàyyi ci gannaaw nag ak wetaay parti bi li nga xamante ne moo ko sosoon doon Union pour le renouveau démocratique ak wetaay woo xamante ni li jërëm ki bàyyi. Assane Top jaajëf mu fàttali Djibo Leyti Ka xabaar yi wucc leen lu jëm ci wàllum koom-koom wala ci xarala yees yi lu jëm ci mbirum lépp luy sàmm li ñu duppee ay données personnelles am nit ki li moomal boppam Sénégal léegi am na ay kàggoom yu muy dëxëñ li nit ñi moomal seen bopp ci réew mi lu ñu duppee data center lu ñu mel am na ñoo ngi ko samp jam ñaajo beneen tam ñu ngi ko waaye sampaat ci wàllu guddi ñu ngi koy liggéey jamono ji tembe waxtaan tam am na ministère bi ñu dénk wàllum économie numérique maanaam koom-koom gi jëm ci mbirum xale yu yees rek la caa jëm ndaje moom yaatu woon lool maam seen bu baaw fekke woon na ko reportage. ay mesures yu yees yu ñu war a jël ci lu jëm ci disposition légale ak réglementaire ci wàllum données personnelles bu ñu sukkandikoo ci ministre bi loi yi ñu fi teg moo ngi fi depuis 2008 ko aajowu na ñu xoolaat ko. secteur numérique secteur boo xam ni invention la création la innovation la ku innover lu bees créer lu bees rek su amee suñ ko valider par les pairs rek dañ koy lancer mu dem kon évolution loi mënu ko topp mais il faudrait ñu am. ci xalaat nan la ñuy réglementer secteur bi noo xam ne dina oyof ba nga xam ne dina mën a adapté wu ci évolution secteur bi mais aussi anticiper ci conflit yi. ngir mën a réguler secteur bi ak moytu yi nga xamante ni moo di ay coow Yankhoba Diattara moo ngi proposer modèle bu bees. moo tax la compliance mooy concept bi ñu doon waxtaanee tey mooy nan la ñuy tëral ay règles yoo xam ni ñëpp dinañ respecter loi ak normes yi ci biir entreprise bi te du ñu dem ci yoon te loolu day laaj ñu former nit ñi. ñu daal leen di capacité ñu am xam lan la ñu war a doxale seen entreprise nan la ñuy war a comporter wu ci biir secteur bi pour que conflit wala contentieux bañ a am ba ñuy dem ci yoon. lii di secteur numérique di gën di jëm kanam moo taxit jar na xoolaat texte yi nga xamante ne ñoo jëm ci wàllum protection bu données personnelles fii ci Sénégal. naa ni Sénégal bokk na ci pays yi nga xam ni pionnier lañu ci réflexion boobu ndax xam ngeen ni sur la gestion des données Sénégal voté na la loi sur les données à caractère personnel depuis 2008. mais également y a la CDP te loi boobu tey ñu ngi koy waxtaanee pour tëggaat ko noo xam dina adopté wu ci contexte mën naa ni Sénégal fi mu toll tey. Yankhoba Diattara nag moo ngi xam ne fas yéene nañ tabaxaat ñaari data center benn Kaolack benn ci parc de technologie numérique bu Diamniadio ngir mën a yokk doole base de données bi ñu am ba pare. lu jëm ci wàllum yoon ak coowal visa yeeg coowal passeport yi doon labaj ci réewum Sénégal gi ñeen tudd ci wàllu mel bokk na ca Simon ak Kilifeu bokk ci Y'en a marre waroon jàkkaarloo tey ji ak juge deuxième cabinet bi waaye dañ ko dàq ba ëllëg incha allah yor 9h30 la jàkkaarloo war am ci wàllu googee nag tax na Sidi Gassama di sàmm àqi doomu aadama ci Sénégal moo jiite bànqaasu Amnesty section Sénégal international la mu xamle mooy dafa jot état Sénégal def kéem kattan ba gën a mën a sécuriser maanaam gën a mën a peek mbirum passeport ak xeetu yu ni mel ñu koy mën a waggare ci réewum Sénégal gi Seydi Gassama kàddum jip ak jokkoom ak Abdourahmane Di
waaw trafic boobu mun naa wax ne état moom moo créé ay conditions pour que nit ñi di trafic passeport boobu ndax passeport diplomatique ñi ko war a yore mooy ñoo xam ne n'est-ce pas dañoo nekk ay officiel état Sénégal maanaam fonctionnaire yi gën a kawe ci état Sénégal ñoom ñoo ko war a yore dañoo dañuy tukki pour di représenter état Sénégal kon ñu am nañu droit yore ko waa jël ko di koy jox fonctionnaire yi gën a tuuti ci administration bi wala di koy jox ay jabaru ministre ak jabaru député wala seen i doom je crois que loolu dafa baaxul loolu moo tax tey passeport bi dafa commencé di perte prestige loolu nga xam ne moom la passeport diplomatique di am moo tax ñun dañuy yaakaar ne li nga war a def tey mooy dafa war a xoolaat mbir mi fexe ba ñi nga xam ne ñoom ñoo koy yelloo di ko def ñeneen fonctionnaire yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi ci suuf ñooñu mu leen joxe passeport de service soo koy ramat boo dem jox la visa di gën a sonal te député boo xam ne bëgg na tukki wala ministre wala bëgg na tukki ànd ak garab am na ressources yu doy yoo xam ne su ko tegee su ko tegee ci demande jabaram fu mu dem jox ko visa kon soxlawul ñu jox ay visa ay jabaru député ay jabaru ministre ay doomu ministre ay doomu député soxlawuñu ko am en tout cas président war na xooraat mbir mi parce que su ko deful nag passeport Sénégal diplomatique sénégalais day dem ba dootu am solo te mu ci biir àdduna soo ko wonee n'est-ce pas cër bi ñu ko war a jox duñ ko ko jox te loolu dafa baaxul ci image du Sénégal. Seydi Gassama jokkoo mag Abdourahmane li jëm ci wàllum passeport nañ ko war a joxe ak mbirum rawatina passeport diplomatique xabaar yi wëy bu ngeen seetloo mbéju Ndakaaru yi bari ci barab yoo xam te bi alkaati ya ña nga fa taxaw ak seeni jëmtukaay yi lu ko waral dañoo bëgg a yokkal kaaraange askan wi ñi itam jàpp ni xëy na ñenn ñi fi doon wax waxum génn ci mbedd mi yëngu-yëngal moo waral alkaati yi génn njëkk leen ci barab yu ni mel ñeneen tam gis nag lu mën di xew lii lu baax la day tax ba kaaraange mën a am ci askanu Sénégal lenn ci mbéju Ndakaaru yi ci reportage ay satukan ñu seetlu ci rond-point wu Ndakaaru yi takk der yeeg seeni daana muy lu xel nanguwul ci gis-gisu ndaw bi di waajal dem football yi moom nag jàpp na ni li gënoon mooy ñu dugg ci koñu Ndakaaru yi nga xam ni dañu fa seetlu ñàkku kaaraange. am na solo parce que déploiement bi ci def yëpp ay fourgonnette ngay gis et tout am na leneen lu ko ëpp solo. c'est mieux que ñu déployer gendarmerie yi plutôt ci koñ yi nga xamante ne y a beaucoup plus d'agression et puis y a de la violence en fait moo gën ñu jël leen ñoom ñëpp dugal leen ci rond-point yi. lu soxi tuuti ñu taseeg Pape Ibnou Sow mu toog ci scooteram mu ñu xam ni takk der yi nekk ci kaw tali yi lu war la. par contre man même remarque laa def parce que maa ngi dëkk fii côté boulangerie jaune tout le temps ñi ngi foofu ak seen i oto yi donc je sais pas pourquoi parce que dama leen romb man dañoo contrôler mais par contre aussi si pointe yu bëri gendarmerie yi ñi ngi foofu d'ailleurs man démb rek Mbour laa jóge mais jaar naa ci 4 postes de contrôle quoi. mais pour man lu baax la lu rafet la parce que sunu kaaraange la te boo xoolee jamono ji scooter yi ñoom ñooy agressé. takk der yi nekk ci mbedd bi yëpp jox ko muy xalaatu ki ñu fekk Liberté 4 góor gi ak toll ci juróom fukki at di ñu xamal ni lii lu dul jaaxal nit yi du ko def. peut-être état bi dañu am manque de sécurité dañu ragal daal en quelque sorte parce que xëy nañ ak état yi am ci sous région bi. ak dëkk bi temps yi ni ñuy menace de marche yooyu. je trouve que ne jaru ko quoi parce que boo rombee ci dëkk bi da ngay def impression que guerre moo fi am quoi. oui parce que fourgon yeeg char de combat yi jaru ko quoi. su dee ñu bëri ci askan wi xam nañu lu waxal takk der yi fees ci dëkk bi ñu ngi gis ni lii dafay gën a yokk kaaraange ci réew mi. lu jëm ci xëyum ndaw ñi ñu bari jàpp na ni mënta ñàkk état taxaw ci bu ngeen seetloo depuis ci weeru mars ak léegi ay manifestation mën na fi ay ndaw génn ci mbedd mi yëngu-yëngal président Macky Sall ni woon xam na ni ñàkkum xëy na la ko sooxee bokk na ci am mi ngi ci ay pexeem ministre bi dénk wàllum formation professionnelle Dame Diop ni waaw lu di mel état xam na comme ay pexe yu mag ñu koy lal ngir mën a gën a fexe ndaw ñi am ci lu jàpp am na sax am ndaje mu xëyee woon tey ji kàddoom jot naa jib li mu teg ci ay pexe ak la ko laytaay lépp jàppani bu ñu ko toppee ndaw Sénégal daañu mën a am lu ñu xëy koccal ñu teewlu kàddu ministre Dame Diop. jërëjëf dañu daje fii tey pour ubbi benn ndaje moo xam ne ni dafa am solo ci wàllu xëy ak jàng métier parce que xam ngeen ne suñu dëkk yi mel ne Sénégal dëkk yoo xam ni ndaw ñi ñoo fi ëpp téeméer boo jël. daanaka juróom-ñaar fukk yi amul fanweeri ak juróom loolu nag boroom xam ne ñu jàpp ni ñooñu ay ndaw lañ loolu moo tax gouvernement du Sénégal président de la République Macky Sall décidé defaat ay
ay koppar ak ay xalaat yu bëri ci biir li ñu tuddee xëyu ndaw yi mu lim ci léegi exemple bi nga xam ni mooy programme xëyu ndaw yi nga xam ni président de la République Macky Sall lancé na ko def ci 9 milliards ak juróom fukk ci ñetti at waaye loolu nag suñu population comme wax dañu ndaw waaye ñaar fukki at ak juróom ñu ne dañuy ful population bi ñaari yoon xam nga ne loolu ay dafa laaj ay taxawaat ak ay anticipation maanaam ay xalaat de suba lan mooy am loolu moo tax ñu décider ak suñu ay partenaires notamment BIT mais notamment AFD mais surtout le patronat sénégalais l'État aussi ñu décider continuer waxtaan ñu am programme boo xam ne suñu partenaires yi ñoo ci gunge pour ñu xool nan la ñuy waxtaanee pour que mën a jël en charge correctement et de manière progressive li ñu wax affaire jàng ak formation ak métier. kaddu yu Dame Diop moom le ministre bi ni ko wàllum formation professionnelle kii di Khady Diathie Diouf moo ko tatan moom ak Souleymane Diallo. xabaar yi wéy ci beneen ñu xuus jëm diwaanu Touba foofee ki nu dénk agence informatique de l'État ADIE Cheikh Bakhoum ma nga woon ca Touba jot na gisee xalifa bi suñ Cheikh Mountakha Bachir waaye itam ba mu ca noppee jot na annoncé maanaam wax ay projet yu mag yu mu sémb mébét yu yaatu bokk na université de Touba boobu lee lam fa bëgg a def ci wàllum jëmtukaay waaye itam wàllum kaaraange samp ay caméra de surveillance ca gox ba ngir mën a yëddu yenn samba boy yi ba bu ñu bëggee def njombe yoon am ci ñoom yoon nu mu gën a gaawee Cheikh Bakhoum ak Gora Ndak Lo. def nañu fi daanaka 25 caméras de surveillance ci ay lieux stratégiques ville bi buy mën a permettre vraiment ñu mën a gën a surveiller donc Touba lépp loo xamante ne dafa nekk ñaawteef force de défense de sécurité yi mën a am information yi à temps pour mën a agir à temps mais également mu nekk également un dispositif de dissuasion au niveau des populations pour képp koo xam ne da nga fas yéene def ñaawteef da nga xam ne dispositif yooyu am na donc loolu également fii ci Touba nekk na lu ñu def beneen bi mooy ci li nga xamante ne mooy université Khadimou Rassoul là aussi liggéey bi ñu ngi koy def ak équipe bi nga xamante ne xalif bi désigné ñoo ko donc ñu ngi liggéey ak ñoom ci lépp loo xamante ne day tax université bi mën a bénéficier wu ci donc xarale yu yees ñu ngi ci lim d'abord donc nu ñu koy intégrer tout de suite ci fibre optique bi loolu travaux yi démarré nañ. bu fekkente ni Cheikh Bakhoum ma ngay samp ay caméra yeer ak di surveiller askan wa samba boy yim ñu dénk njënd meeg njaay mi ceeb dëwlin nag la ca aju ñoom nee ñu na xel dal màggal gi moom dara du manqué daañu ko bàyyi xel ca Touba ndax lépp jëmtukaay jël nañ ko wax mooy Oumar Diallo mu leen dénk commerce intérieur moom it kàddoom jot naa jib ak El Hadj Bakar Seck. comité bi nag bi ñu ñëwee indi nañu taxawaay ak seen seetlu bi nga xam ne moom la ñu def ci li nga xam ne ni moom la ñuy jéggaane bitim réew ak li nga xam ne ni moom la ñuy defar ci biir réew mi ñu xool ko ci ceeb bi xool ko ci dëwlin bi xool ko ci suukar bi ba sax xool ko ci gaz bi ak neew bi ñu gis ko ci yi nga xam ne ni moom mooy denrée yooyu xel mën na dal ndax c'est déjà ci ceeb bi gis nañ ni ko li fi nekk ci stock yóbbu nañu ba ñetti weer ñu gis ne li fi nekk ci dëwlin yóbbu nañu ba ñetti weer li fi nekk ci meew yóbbu nañu ba li ëpp ñaari weer ak genn wàll li fi nekk ci suukar bi yóbbu nañu ba ci lu mat ñaari weer te suukar bi gannaaw compagnie sucrière moo fi nekkoon di jaay ubbi nañu importation yi li ci gis gannaaw compagnie sucrière lu mu yoroon lu toll ni 18 000 tonnes importation yi rek dugal nañu 12 500 tonnes boo boolee ñaari yooyu pratiquement loolu yóbbu nañu ba weer ak lu topp te gis nañu ko pour di jëm ci organisation Magal Touba bi la ñu soxla ci suukar maanaam 4000 tonnes loolu bu ñu ko génnee ci li fi nekk pratiquement jafe-jafe du am donc bu ñu ko xoolee ci produit yi nga xam ne ni moom la ñu gën a soxla ci màggal bi suffisance maanaam li ñuy wax offre bi maanaam li nga xam ne ni mooy disponibilité bi constaté nañ ko ci biir marché bi li ci des nag mooy ñu yombal commerçant yi ñu dem jëli ko ñu ànd ak ñi nga xam ne ni ñooy fournisseurs yi ñu yombal ko aussi commerçant yi pour que disponibilité bi mu mën a taxaw avant màggal. màggalu Touba jege si ñoom njiitum réew Sénégal président Macky Sall ñoo ngi ko fay xaar dana fa dallu it ab hôpital
hôpital niveau 3 la ñu ngi ko tabax ca bët njàmburu Touba fa ñuy wax Daarul Karim fa la sam boobu le hôpital war ko daloo samedi incha allah lu di mel tax na sax Cheikh Bassirou Mbacké Abdoul Khadir mu yore kaddu xalifa bi kaddu jot naa jëm ci ko war a teeroom lépp ànd ak dal bañ a doon daray mbumbaay ak xumb waaye itam kàddoom jot naa jëm ci élection locale yi waajal Touba am liste unique moo fa yem maanaam wenn xët dong lay doon du am daray pax-paxlo ci wàllum politique ñu xuus Touba ànd ak suñu correspondant bu xandaar loo hôpital bu yees bi ñu doon tabax ci dëkk bu sell bi li di Touba ñu fas yéene ko ubbi ci gaaw bi la ci teewaayu njiitu réew mi naka noonu it xalif général kullu murid Cheikh Mouhamadou Mountakha bu ñu sukkandikoo ci ki ngàllo kaddu ko yoonu murid Serigne Bass Abdoul Khadre moo ci ci biir bi itam yàlla def na hôpital bu nga xam ne liggéey na ko ba hôpital ba toll jaare moo ko indi ngir gis wala rafet xew-xew moo sëriñ bi xam na ne loolu itam ci noonu Serigne Bassirou Abdoul Khadre yokku ca ne bëgg-bëggu Serigne bi du leen lu dul teew njiitu réew mi ginnaaw it ba mu tere bépp yëngu-yëngu ci dëkk bu sell bi. ñaara nag ñu ngi aatu ñëpp ndax ñaara bëggul tëdd bi kenn ku ne xam ñëw ci dëkk bi am ñu jëfandikoo seen bëgg boobu tax bi sabote ak jigéen ñaara loolu lañ xam ne ñaara tëdd jëf di fi suñ si mosaat nekk moom la woon di daan dama daa xam ne loolu ba loolu bi nii ndax dëkkuñ ko moom seen bëgg waaye ñaara ku dugg ci dëkk bi comme loolu ay moom di gën moom mi ngàlloo kàddu ko xilaaf ak yoonu murit fëtali it yóbbanteb Serigne Mountakha jëm ci wàccaayu élection yi ñu dëgmal ginnaaw ba muy xam ne liste unique bu Touba loolee la ñu fas yéene wëyal. waaye nag Serigne Touba dëkk bi lépp dafa spécial Serigne bi nag nga xam ne nit ñoom loolaa nga xam ne dara duñ soxla. ginnaaw ci jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi Serigne Bass Abdoul Khadre addu it ci yenn liggéey yi ñuy amal ci dëkk bu sell bi ginnaaw ba muy sàkku ñu baral lu ni mel laata taalibe yi di wutal si dëkk bi ngir màggal fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar. Gora Ndack Lo ca Touba loolu moo la fa pàcc xabaaru maraxim di loo leen fàttaliwaat as lëf ci programme yi TV tey ci ngoon tey dafa doon bëccëg bu spécial bu ngeen fàttalikoo fukki fan ak ñeent septembre atum 1997 génn ak nag maam Abdoul Aziz Sy Dabakh dana am programme bu leen jagleel ab documentaire ci jëmm ji mag lépp buñ ci noppee itam dina am waxtaan wu koy daal di wutu plateau spécial ay kàngam di ay muxaddam miin loolu njàngaleem maam Seydi El Hadji Malick Sy waaye itam xam loolu maam Dabakh daal di waxtaane jëmm ji waaye itam lu jëm ci magal gi itam xam ngeen ko ñanga ca ci ay plateau spécial yu ñuy àndi ak yéen lépp ngir ngeen dund ko ànd nag ITV ba ci kanam ñeen wéy ak sunuy programme jàngeen jëf